Merci à ce charmant public d'avoir fait le déplacement. Donc ce soir nous sommes ici à Louga donc nag tey moom li ñuy def moom mooy sama coiffure Louga nag mu war a nekk tey émission boo xamante ne émission bu yànj la ndax ki nga xam ne moom moo ñu dalal tey fii ci Louga dafa nekk styliste nekk couturière nekk modéliste ba pare mu dalal li nga xamante ne moom mooy émission coiffure donc ñu tàcc ko nga xamante ne moom mooy ce soir suñu invité madame Thiané Khoule bu baax a baax. sama coiffure nag comme ni ngeen koy faral di seetaanee chaque dimanche amis téléspectateurs de la Sen TV nee naa leen moom mooy émission bi gën a mag ci wàllu concours de coiffure fii nga xamante ne moom mooy Sénégal kan moo tax loolu mun a nekk moom mooy les mèches Linda ma bëgg aussi ñu tàccu leen bu baax a baax. dem nañu fi nga xamante ne moom mooy Saint-Louis maanaam Ndar Géej ñu dem fi nga xam ne moom mooy Kaolack Ndangaan ñu dem fi nga xamante ne aussi moom mooy la région de Thiès tey nag dimanche bii ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy Louga la ñu war a ñëw ñu xool 8 coiffeuses yi tey yi nga xam ne la ñu tànn pour ñu xool kan mooy ki nga xam ne moom moo ci représenté la région de Louga kon li ñuy def moom mooy tàmbali woo suñu candidates yi benn par benn bu ko defee ñu xool liggéey bi nga xam ne la ñuy liggéey ci kaw podium bi ñu dem damay woo la candidate numéro 1. Candidate numéro 1 ñu tàccu ma ko encore bu baax a baax la candidate numéro 1 sous vos yeux maintenant voici la candidate numéro 2 la candidate maintenant numéro 3 et pour terminer voici la candidate numéro 4 donc amis téléspectateurs de la Sen TV gis ngeen ñi nga xamante ne moom mooy candidates yi gis ngeen candidate numéro 1 taxaw na gis ngeen candidate numéro 2 numéro 3 ak numéro 4 ñoom 4 ñëpp taxaw nañ li nga xamante ne léegi moom mooy ci seen kanamu cliente maanaam seen kanamu cobaye bu leen neexee parce que yenn saa yi ñenn ñi ne ma cliente ñeneen ñi ne ma cobaye léegi nag li may def moom mooy dem gis ki nga xamante ne moom mooy membre du jury madame Fatou Ba bi nga xamante ne moom mooy la star de sama coiffure mu wax ñu li nga xamante ne tey mu nuyoo ak li nga xam ne moom mooy waa Louga après mu soog ñu jox li nga xam ne moom mooy thème bi. salaamaaleykum waa Louga ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu coiffeuse waa Louga yëpp bàyyiwuñu kenn di nuyu présidente yi nga xamante ne mooy région yi ñu passé yëpp di leen nuyu di nuyu Tata Dieng mi nga xamante ne la fois passée ci moom moo ñu dalal di kontaan ci yéen ñëpp di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers la Sen TV. di nuyu aussi ki nga xamante ne moo ñu dalal tey këram wax dëgg yàlla dalal nañu teral nañu kontaan nañu ci moom lool muy madame Thiané di ko ne mention spéciale comme ni ko Moussa waxee rek sànq madame Thiané day yëngu ci couture booy xool couture ak coiffure benn mënul dem bàyyi moroomam mais moom moo ñu dalal tey ci Louga teral ñu wax dëgg yàlla mel ni ay ganu buur la amoon ñu ngi kontaan ci moom bu baax a baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp. jërëjëf madame Fatou nag mu ngi noonu moom nooy ki nga xamante ne moom la ñu ànd tey ci li nga xamante moom mooy jury bi nag tey moom dina ci wéet parce que suñu maman madame Abi Sow dafa am ngant ñu bàyyi ko fi nga xamante ne moom mooy Dakar donc tey ce soir madame Fatou nag tey di nga wéet mais nag li ñuy def moom mooy jox ko kaddu gi mu joxe li nga xamante ne moom mooy thème bi nga xamante ne moom la candidat yi war a def. waaw Moussa tey moom wax nga dëgg dinaa wéet trop wax dëgg yàlla ndax tata Abi moom dafa am ngànt ñu bàyyi ko Dakar maa ngi koy def un grand coucou de passage di leen wax kon dellu siwaat nañu pour joxewaat thème bi rez-de-côté lañ leen jox ouvert pose greffage rez-de-côté ouvert lañ leen jox coupe mi-long loolu lañ leen jox dinañu corriger mise en place bi mise en place mooy maanaam ni ngeen taxawee ci kaw podium bi ak ni ngeen di traité seen cliente yi dañ koy corriger dinañ corriger létt bi dinañ corriger pose bi dinañ corriger coupe bi donc 4 yi ma leen wax 4 critères yi ma leen wax ci loolu laay basé wu pour joxe note bi pour génne kenn ci kii nga xamante ne mooy représenté ji Louga Dakar di leen wax ne nag rang bi serré na trop macha allah tey rek man dong maa fi nekk nag dama leen di ñaan ngir yàlla ngeen yombalal ma liggéey bi ñu def ko gaaw ñu dem ñibbi. parce que Louga ak Dakar dafa sori macha allah te dawal guddi bi wóorul ngeen jàppale ñu ci bu baax a baax et bonne chance merci. Subatel Music. la
jox naa la ko jox naa la bopp ak ki bëtam fatt samay nopp déglu ci ñoom bëgguñu lu dul ñu xuloo te man taamu naa sa jikko bëgg naa la chéri baby wuyu ma pare ma yàgg na jarab bi wuyu ma mbëggeel gi ma doon wër gis naa ko dama ci ngooy ba dëgër bu ko jaree waaw nañu xeex suñu liberté baby jox ma sa xol ñu dundur yàlla fi la voiture voyage lépp laa la yéene fee takkal lay or ñu dem fa sori lool jox ma sa xol ñu dundu mbëggeel la baby girl bu ñu xuloowee guddi gi damay jooy ba fajar sama xëyee mel na du mam di la réewoo ngoon si ma jooyaat ba fajar si bi la 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 baby mbii du ma suñu challenge moo doonoon lii baby bul tiktok sama xol yow li nga làmboo ëpp naa statut ubbil commentaire say noon mën a xool badu woo naa la fu ne wuyu nga ma fu ne kala bakkal koor bi njaay mama njaay benn joojo ajaratu ndeen mbay sa yaay dëgg dëgg doomu garmi nga dafa jóob dëgg suma waay nga yaay awa sampi mooy sa yaay séeri nday marem baayu Babakar mu ndaw mi ñu tuddee baayu Faatu Baaw bëggeel bi ma doon wër gis naa ko de la Sen TV xam ngeen ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy Louga nag ñu demoon tey def si fii suñu sama coiffure nag ñu recevoir oon ñi nga xam ne moom mooy ñeenti coiffeuse yi ñuy njëkk recevoir muy premier groupe boobu nag gis ngeen li nga xam ne ñoom la ñu réalisé seetlu ngeen ko bu baax a baax xam naa yéen ñu toog ci benn seen salon de coiffure wala yow mi toog sa biir kër di seetaan li nga xam ne moom mooy sama coiffure yaa nga jël sa bic ak sa feuille ngay noté mais note bi nga xamante ne nag moom moo baax j'ai l'habitude de le dire moom mooy note bi nga xam ne mooy notu jury bi donc li may def moom mooy damay dem ci ki nga xam ne moom madame Fatou Ba mu wax ma ses impressions si premier groupe bi nga xamante ne seetaan na ko. waaw Moussa ñu ñëw ci premier passage bi comme ni nga ko waxee bi may joxe thème bi dama leen ne dañuy rez-de-côté lañ leen jox ouvert coupe mi-long ma ne leen dañuy corriger mise en place bi dañuy corriger tresse bi dañuy corriger pose bi ak coupe bi benn précision bu ndaw rek laa leen di jox. gis ngeen man su ma ñëwee toog fii balaa ngeen commencé su ma leen xoolee yéen ñëpp mën naa déjà balaa ngeen teg rek mën naa génnee P2 ak 3 ci seen létt yi laa koy xamee benn tout le temps damay wax ci émission yi ñi nga xamante ne jàllaguñu nañuy seetaan émission yi jàll critique yi ñu ciy wax ñooñu ñu bàyyi ci xel ñu bañ koo def mais saa yu ma ñëwee ci prime rek damay gis même erreur yi may répété tout le temps dama koy répété parce que dafa mel ni yéen du ngeen seetaan émission yi te su ngeen doon seetaan émission yi peut-être loolu dina leen jàppale ndax man li may wax ngeen bàyyi ci xel ba bu ngeen ñëwee du ngeen ko def rez-de-côté lañ leen wax rez-de-côté dafa am fu mu tàmbalee ak fu mu yem ñetti façon rez ñoo am ba ñeent sax dafa am rez-de-côté am rez de milieu am rez de 3/4 ñetti rez yooyu la ñuy gën a gis te ñetti yooyu yëpp dafa am point de repère rez de côté diggu bët bi ngay xàjji bul virgule bul jàddal na jub rez de 3/4 yéen bi fi mu commencé foofu la rez de milieu diggu bakkan bi donc loolu yomb na suñ leen nee rez de côté soxlawul ngeen di virgule lettre rez de côté dafa am lettre riana am
waxuñu leen tegu léttu Rihanna ree de côté lañ leen wax kon léttam dafa am nuñ koy léttee chaque jour ma wax leen ko seen létt yi di dëll fii du dëgg du yoon parce que létt bi dafa war a plat dafa war a naturel ni muy naturel ci seen létt yi la te bu ngeen di ñëw compétition tout le temps dama leen di wax sooy indi bul indi cliente boo xamante ne dafa leel parce que nekkoo ci sa salon compétition la ñu wax te dama yaakaar ne peut-être xëy na da ngeen néewal niveau compétition bi booy dem compétition da ngay yóbbu koo xamante ne rebooram yëpp a fees karaw su ko defee li ngay def baax chaque jour ma ne leen gel yi baby hair kañ la xew mu ngi door a xew ñun soxlawuñu loolu ñun 4 critères yi ma leen wax ñun loolu la ñu soxla suñu corriger ba pare su ngeen demee ci ginnaaw bu ngeen di defar seeni retouche bu leen neexee ngeen def baby hair fekk ñun corriger nañu ba pare gel bi chaque jour dama leen di wax amul solo ci teg mousse bi ngeen di utiliser pareil su ngeen léttee ba pare ba teg ba pare jël leen seen fer lisse wala seen brosse brushing ngeen xëcc karaw gi ba mu liis wala balaa moo ñëw su fekkee ne défriser ngeen ko ba pare soxlawul yooyu sooy teg muy tëdd greffage bi dama leen di wax chaque jour dafa am côté boo xamante ne recto verso la dafa am côté bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti sooy teg loolu da nga ko war a xam yu gàtt yi warul féetee ci kaw ci biir la war a nekk seen outil yi ngeen di soxla yëpp ngeen indi ko mais damay gis ci seen kaw table yi outil yi ngeen di soxla yëpp du ngeen ko indi déjà da ngay gis koo xamante ne dafay liggéeyee jaar nii foo leen foo fekk ci kaw plateau kuy liggéey dispersé wu soo demee salon moom noonu lay liggéey parce que habitude boobu la tàmm 30 minutes yi ñu leen jox tànnuñu ko nii rek jox leen ko de seen rapidité la ñuy xool parce que mënu leen am salon ngeen ne da ngeen bëgg a liggéey événement jot ngeen am client yu bari ngeen topp ci benn bopp nar faa def 5 heures de temps kon du ngeen liggéey dara di te chaque jour dama leen di wax bu ngeen di dem compétition préparé wu leen avant ngeen di ñëw parce que ñun ñu toog fii duñ leen may dara de ndax yéen ñu jël dañ ne yéen a gën a aay ci région de Louga donc loolu da ngeen koy prouver fii ñun ñu gis ko ni ngeen koy prouver mooy bu ngeen di dem compétition da ngeen di répéter ci seen kër yi wala ci seen salon yi di létt di firi ba mu baax nga essayer teg xool ñu chronomètre la ndax dina mat 30 minutes déjà yéen pareegu leen coupe bi ñëwagul xam nga loolu dafay xaw a doy waar bàyyi leen xel ci liñ leen di wax encore une fois pour yéen la du pour ñun man tooguma fi rek pour yor sama micro wala pour bëgg a wax rek di leen wax déedéet su doon sama sago lii yëpp may wax duma ko wax ndax bi ñuy commencé nee naa leen yombalal leen ñu liggéey bi nag dégg-dégg la laaj maanaam li ngeen di def ngeen teg ko ci yoon ba man su ma ñëwee bu ma musaa joxee micro dama naan wax dëgg yàlla macha allah région Louga moom macha allah loolu laa bëgg mais pas tout le temps may di répété waat te lii lépp soo gisee li ko waral mooy da ngeen yàkkamti ngeen baal ma parce que da ngay gis kenn ko élève boo xamante ne dafay génn formation rek dem salon xaalis bi neex rek nga tàmm xaalis bi nga fàtte lépp te affaire yi étape par étape la coiffure bi métier bu noble la buñ ko yàq buñ ko sàggane yéen a war a relever défi bi suñu yaay yi ñoom def nañu li ñuy def ba pare génération boobu passé na génération bii moo ñëw te coiffure bi dafa dem ba daanu léegi yàqu carrément donc yéen a mën a relever défi boobu te métier bu noble la ñu am coiffure bi mën nañ ci am lu ne dina la ci tukkiloo mën nga ci am kër mën nga ci am oto mën nga ci dem fu la neex mais ci kaw nag nga teg ko ci yoon ngeen góorgóorlu di bàyyi critiques yi ñu leen di wax merci. Spectateurs de la Sen TV déglu nañ ki nga xamante ne moom mooy madame Fatou Ba tey nag suñu 9e prime fii nga xamante ne moom mooy Louga mu wax li nga xamante ne moom mooy ses impressions ci li nga xam ne la gis ci ki nga xam ne moom mooy podium bi wax na nag ay leçons yoo xamante ne leçons yu am importance la parce que nee na leen joxuñu leen Rihanna nee na leen aussi joxuñu leen raie oblique joxuñu leen aussi raie de milieu li ñu leen jox moom mooy raie de côté ouvert donc loolu muy tekki moom mooy il faut que ñu bàyyi li nga xamante ne moom mooy pose il faut que ñu dellu ci li nga xam ne moom mooy cosaan bi moom mooy lan delluwaat ci li nga xam ne mooy pose greffage ñun moytu li nga xam ne moom mooy perruque yi nga xam ne la ñu am habitude di ko teg ci salon de coiffure yi parce que képp koo gis léegi ci salon de coiffure la plupart boo ñëwee da ngay fekk liggéey bi muy liggéey moom mooy teg perruque boobu nag moom moo tax à la fin ñëpp kenn mënatul def li nga xam ne moom mooy
pose greffage donc nag loolu moo tax tey nag madame Fatou dégg ngeen bu baax a baax impression yi nga xam ne joxe na ko dañ koy remercier bu baax a baax ñu tàccul ma ko bu baax a baax s'il vous plaît. donc premier groupe bi yéen ñi ñuy seetaan ngeen leen bu baax a baax gis tamit li nga xam ne moom la ñu liggéey madame Fatou Ba ki nga xam ne moom mooy tey suñu membre jury joxe li nga xamante ne moom mooy xalaatam ci liggéey bi ñu liggéey li ñuy def moom mooy donc dem seetaan ni publicité Mèche Linda bu ko defee tamit ñu libéré coiffeuse yi nga xam ne ñoom ñoo nekk mooy premier groupe bi bu ko defee bu ñëwaatee ñu recevoir suñu deuxième groupe merci publicité Mèche Linda. jërëjëf amis téléspectateurs de la Sen TV seetaan ngeen publicité bu yanj boobu nga xamante ne moom mooy publicité bu Mèche Linda nag nekk suñu sponsor leader pour sama coiffure ma bëgg ñu tàccul ma waa Mèche Linda bu baax a baax a baax a baax a baax donc ma leen di wax tamit ngeen dem ci marché bi ngeen jël li nga xamante ne moom mooy publicité bi produit bi ngeen ci gis moom mooy Brésilien Air nag laata tabaski bi lañ ko génnee woon boobu ba léegi nag mu ngi ci marché bi dama ne benn paquet dong la te am na closure te benn paquet mat na benn bopp kon bokk yéen ñi may seetaan dem leen ci marché bi ngeen laaj li nga xamante ne moom mooy Brésilien naturel wala ngeen ne Brésilien Air donc amis téléspectateurs yéen ñi ñuy seetaan tey ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy Louga nag comme ni ñu koy faral di defee fépp fu ñu dem association des coiffeuses ñoom ñoo ñu doon dalal mais nag tey nag damay wax benn mbir boo xam ne bu important la coiffeuse yi dama leen di wax ne sama coiffure seen émission la sama coiffure dafa ñëw pour révolutionner la coiffure sama coiffure dafa ñëw pour que coiffure fi mu toll tey ci Sénégal mu mën a amaat beneen niveau boo xamante ni niveau bu gën a kowee mu retrouver waat ak li nga xam ne moom mooy ay repères am loolu moom moo indi sabab li nga xam ne mooy émission sama coiffure kon nag junj doy na borom xel li may wax coiffeuse yi moom mooy émission bi seen émission la mais nag à Louga loo mi ñu fi ñëwee tey comme on a l'habitude de le dire la coiffure c'est de l'art maanaam coiffure bi art la kan mooy artiste bi ñu ne coiffeuse bi mais aussi am nañ beneen métier boo xamante ne dafa nekk dans l'artisanat ñu koy woowee la couture aussi nekk tamit beneen art tey nag ki nga xam ne moom moo ñu dalal wax naa ko sànq ci tàmbali de l'émission moom mooy c'est une grande couturière fii nga xamante ne moom mooy Louga elle se nomme Thiané Khoulé moom mooy la directrice de Boussa Bali Couture ma bëgg ñu tàccul ma ko bu baax a baax a baax s'il vous plaît donc Thiané ce soir moom mooy ki nga xam ne mooy suñu invité je dirais même moom mooy suñu marraine émission tey donc émission bi yëpp tey moom lañ ko jagleen Thiané nag recevoir ñu comme ni nga xamante ne la ñuy recevoir ay buur kon Thiané tey yaa ngi nii waa Louga ngi nii addunaa ngi lay seetaan. merci beaucoup Moussa salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax a baax di nuyu fu ñuy seetaane ci àdduna bi parce que émission bi nekk na lu nga xamante ni si àdduna bépp ak koy seetaan macha allah ñu tàccul ma Moussa bu baax a baax a baax. waaw may nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan macha allah waa Sen TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di wax ni kontaan naa li Moussa wax coiffure ak couture benn la kon Moussa bi ñu xamante du tey yàgg na macha allah lépp rafet tey bi mu soxlaa ñëw Louga tamit dañ koy dalal ni ñuy dalalee buur macha allah Mèche Linda tamit man ak ñoom yàgg nañu kon mën naa ni couture mënul dem sans coiffure may kontaan bu baax a baax ci madame Guèye ñu ngi koy tàcc bu baax moom tamit di tàcc Fatou moom tamit sunu jury bi macha allah ñu yendoog man yenn bu nga xamante ni kontaan naa ci loolu nag wax dëgg yàlla di leen wax dal leen ak jàmm di wax ni coiffeuse yi fi nekk samay mbokk lañ samay xarit lañ ñoo bokk dëkk Louga kon ku ci gagné rek Louga nga gagnéel macha allah maa ngi seen ginnaaw incha allah rabi may kontaan bu baax a baax Moussa di la bàyyi kàddu gi merci beaucoup jërëjëf. ñu tàccuraatal ma Thiané bu baax a baax parce que Thiané tey dafa taxawaayu autorité ginnaaw bi ñu seetaanee suñu premier groupe ñu def li nga xamante ne moom mooy rez-de-côté ouvert ci pendant une trentaine de minutes léegi li ñuy def bi ñu seetaanee publicité Mèche Linda ba pare li ñuy def moom mooy recevoir suñu deuxième groupe boobu nag damay tàmbali woo candidate numéro 5.
Merci. Maintenant, voici la candidate numéro 6. Et puis voici la candidate numéro 7. Ni ngeen gis noonu donc moom mooy suñu deuxième groupe bi deuxième groupe boobu li may def moom mooy dem ci madame Fatou Ba daal ma wax lan la muy xam ne moom mooy seen thème ñoom tamit deuxième groupe bi comme ni nga xam noonu lañ ko defee woon ci premier groupe bi. waaw Moussa ñu dellu si waat ci deuxième groupe bi rek ñu def ko comme ni ñu ko defee woon ci premier groupe bi dañ leen jox pose greffage raie de côté ouvert lañ leen jox ñu ne leen ñu def coupe mi-long raie de côté ouvert ñu ne leen ñu def coupe mi-long léegi 4 critères la ñu teg ci 4 critères yooyu laay basé wu pour corriger leen bi ci njëkk mooy mise en place mooy ni ngeen taxawee ci kaw podium bi di liggéey benn. Deuxième tresse bi dinaa ko xool pose greffage bi ak coupe bi ñeenti critères yooyu laay sukkandiku pour mën leen a noteel ngeen bàyyi xel bu baax mise en place mooy ni ngeen taxawee ci kaw podium bi di liggéey tresse bi dinaa jóg léegi xool ko pose bi ak coupe bi ngeen bàyyi ci xel bu baax et bonne chance 30 minutes lañ leen jox. dama ci ngoy ba dagal bu ko jaree wax nañu xeex suñu liberté tey bi jox ma sa xol ñu dundur yàlla di la bu wax di voyage lépp laa la yéene fee daka lay or ñu dem fu sori lool jox ma sa xol ñu dund ba yàlla ñu dellu si rek ci produit Linda yi di remercier bu baax monsieur Ciss ak monsieur Thiam ñoom ñaar ñi nga xamante ne durant bi ñu commencé émission bi ba tey ñoo ñuy gunge fépp fu ñu mënti dem ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax balaa maa ñëw ci ñaari produit damay ñëw ci lox bi d'abord ba pare dama leen di wax ne Linda ñun coiffeuse yi daf ñoo yombalal suñu liggéey torop ndax lox yi avant ñoom ñu ko créer soo koy defar day jël temps ndax da ngay wut sa pipette mooy yi ñuy naanee jus yi ak boisson yi nga jël sa mèche rouler ko ci dugal ko ci ndox liisal ko ba mu pare séché ko door ko dindi mu mën laa jox lox yi nga mën koo teg ci bopp cliente bi Linda ñëw teggil ñu coono boobu yëpp tegal ñu ko fële donc li nga xamante ne dañ ko doon liggéey ci 1 heure de temps Linda ñëw defaral ñu ko ñu koy liggéeyee ci 25 minutes ba ci 30 minutes ba ci 15 minutes grâce à lox yi ñu indi waa ñu ñëw nag ci yaki ñu indil ñu nii yaki xam ngeen jigéen ñi ni ma leen koy waxee dañoo teg perruque ba amatuñu rebord leel te jigéen charmam xam ngeen lan la karaw ak we mooy charme jigéen benn jigéen sénégalaise amatul karaw grâce à perruque yi te li ma ci gën a naqari perruque yi dañ koy teg bu ñu dindee perruque yi seen bopp yi doo xam lu muy nirool loolu moo ma ci njëkk a metti suñu lettoo weer lay def ci seen bopp Linda yombalal nañu lépp yaki baa ngi nii pochis la da ngay ñëw afro sa bopp ba mu liis soo ko dugalee da ngay jël lii rek xëcc soo xëccee rek tegu na place am macha allah nga def sa brillantine dem sa yoon est-ce que nekkati nañ fi di coiffer ay 1 heure de temps
kon jaaraama Linda ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ndax ñun jigéen ñi nañ fi nekkee comme seen slogan bi nuñ koy waxee ñun jigéen ñi lañ fi nekkal surtout ñun coiffeuse yi macha allah kenn sonnatul léegi man maa ngi nii xëcc takk rek laay def xam ngeen ni kon lii arrangé na ma te boobu ba tey ci seen produit laa nekk gis ngeen maa ngi nii def ci sama raju kenn du yaakaar ne raju la dañu yaakaar ne queue de cheval laa def te raju laa def su la neexee def ci teg bii ñuy def bu la neexee côté su la neexee sax nga def ko perruque bi nag waxuñu leen chaque jour ngeen koy teg c'est pour un cas urgent nga am loo xamante ne daf la bett nga këppoo ko teg soo ñëwee teggi def leneen loolu Linda ñun la fi nekkal ñun jigéen ñi. ñëw tamit ci koko mu ngi nii maa ngi koy laal mu ngi nooy nepp ñun namatuñu cheveux naturel ndax Linda mu ngi nii nooy na nepp coiffure boo bëgg dañ ko ci am su la neexee mën nga def say tresse def ko chignon su la neexee nga def say torsade def ko chignon su la neexee nga def sa renversé def chignon su la neexee ba tey it mën nga afro sa bopp bi ba mu lis dégagé def sa queue su la neexee tamit bu dee loolu yëpp gënalu la mën nga ko teg mën nga ko def sa raju bu baax mën nga def sa tout derrière sa sëlax bu baax yaa ma gën a xam mën nga ko def sa raie de côté comme mën nga ko def sa raie de milieu mu ngi ci marché bi nag dem leen ngeen jëndi ko Linda daal moo ko yor. waaw waaw ay seen loxo ca kaw moo di kël ñu jaamu ma am na ñu ma naan looy doyee xale bi waaw waaw ay sànneeku leen ba mi moom yëkku mën defal jaamu ma ak Aale Njaay chéri mi fi Njaay Eliman Lam chéri Mati Sala Sawla waaw waaw ay su ma teelee laa moo di kël ñu jaamu ma waay chéri Furma Rayma di nga jege ma nam naa sëri ju neex waaw waaw ay sànneeku leen ba mi moom su ma teel ñu jaamu ma chéri yaa ma demal ñii gënal ma ñëwoon moo fa nga wokk foofoo xasab delloo fa sab loxo sànneekul ñu jaamu ma moo waay xooy ma ku tëj bawal du mu yey daw ganaar ya lakke sànneekul ñu jaamu ma chéri ma gën bi maam ci yow su neen yàlla la lii de yàlla la waaw merci mon grand caméraman toi qui est en face de moi li may def moom mooy balaa maa def dara moom mooy laaj leen ngeen tàccu ñi nga xam ne ñoom ñooy deuxième groupe bi nekk ci kaw symposium bi waaw ngeen tàccu leen bu baax a baax yéen ñi tamit di leen seetaan xam naa ne kontaan ngeen ci li nga xam ne moom ngeen gis pose greffage raie de côté bi nga xamante ne def nañ ko sukkandiko ci leen membre du jury bi joxool ñu def ko ak produit bi nga xamante ne moom mooy brésilien air bu mees Linda yaakaar naa ne képp koo xamante ne yaa ngi seetaan tey Sen TV tey ci dimanche bi kontaan nga ci waa Louga kontaan nga ci coiffeuse waa Louga ñu tàccul ma leen bu baax a baax s'il vous plaît donc li ñuy def moom mooy jox madame Fatou Ba mu wax li nga xam ne moom mooy xalaatam ci li mu gis ci podium bi. waa ñëw nañu ci deuxième tour bi comme ni ko Moussa waxee bi ñu commencé dañ leen jox thème bi ne leen dañuy corriger mise en place corriger tresse bi corriger pose bi ak coupe bi loolu lañ leen waxoon jox leen raie de côté ouvert ñu ne leen coupe mi-long man dama bëgg coiffeuse yi dem leen gëstu jiwaat bu baax suñ leen joxee thème comprendre leen thème bi da ngeen di dem ngeen laajte internet bi mu ngi nii pour loolu la soo tapee lépp loo bëgg a xam da nga koy xam benn ñaar su dul loolu soo demee ci koo xamante ne moo la gën a yàgg ci métier bi soo ko laajee dina la jàppale fi mu nekk nii pour ma départager leen c'est tout un problème parce que am na ku nekk ci yéen am na lu mu tanee moroomam da ngay gis koo xamante ne départ bu baax la def ba nga dem am yaakaar ci moom mu dem ba ci biir mu yàq liggéeyam lépp bàyyi leen xel ci li ngeen di liggéey raie de côté lañ leen wax raie de côté yomb na xàjjil diggu bët bi nga génnee karaw ci ñaari côté yi rebord yi génnee létt karaw ci raie bi séparé ko létt sa raie de côté soo koy létt chaque jour dama leen di wax soo tàmbalee benn létt bi ba mu jeex soo ñëwee di jël deuxième létt bi balaa moo jeex boo tolloo kii rek da ngay aj première létt bi soo ko ajee mu fekk ci deuxième bi nga létt ko mu wàcc nga defee ko noonu ba mu jeex soo paree nga ñaw loolu mooy waral soo ko tegee dafay naturel mais soo jëlee létt yëpp nga létt ko ba mu daje nga pare def ko benn renversé su dee karaw nit ki dafa am karaw gu bëri day dëll soo ko tegee fii dafay dëll
te teg bi warul dëll su ngeen gisee tout le temps bu may jaar damay jël sama loxo dugal ko ci biir lu tax may xëcc ñaw bi pour xool la parce que nit mën na crasse wala boppam tilim wala tàngaay bi mu teg greffage bëgg koo raxas su demee di ko shampoing ñaw ba teppeeku est-ce que teg bi baax na baaxul loolu xam ngeen lu koy def létt bi moo baaxul mooy base bi létt bi su baaxee soo tegee teg bu dëgër nit ki mën na shampoing fukki yoon ak juróom du dañ su ngeen di tegati rez de côté su ngeen ñëwee ba ci kanam létt boobu da ngeen ko war a nëbb teg ko ba mu naturel warul feeñ rebord yi damay yëkkati tout le temps peut-être du ngeen comprendre moo tax ma leen di jox explication yi teg bi fii da ngeen ko war a teg ba mu tëdd warul jóg ba soo tegee sa loxo raay day dem du am dara lu la téye ñu ne leen coupe mi-long ngeen yor seen ciseau de coupe ak seen peñ ngeen taxaw da ngay gis koo xamante ne day coupe côté bi gudd côté bi gàtt waa léegi man miy corriger nan laay corriger loolu tout le temps dama leen di wax bu ngeen coupé ba pare jël leen seen temps ngeen retaillé waat xool coupe yi yëpp tolloole ko bu baax dégradé côté yëpp ba lépp tolloo greffage bi neex naa liggéey te neex naa coupe su ngeen peñee yëpp 30 minutes lañ leen may matul soo peñee yëpp ci ginnaaw nga xool fii kii bi commencé mi-long bi nga dagg soo paree après nga dégradé tas yëpp dégradé ko ba yëpp tolloo nga jël yëpp dégagé ci ginnaaw jël sa peñe taxaw xool di nga gis yi nga xamante ne tolloowul nga tolloole lépp mais soo ñëwee rek jël sa ciseau rek dagg coupe bàyyi noonu après mu wàcc booy coupe cliente bi los bi bii mu ngi def nii bii mu ngi def nii mais du mën a tolloo fi mu nekk nii pour départager leen c'est tout un problème dafay metti li ma doon wax sànq bàyyi leen perruque yi moo ñu indi lii lépp teg leen perruque yi ngeen delluwaat cosaan mooy lii bu leen ne yii dafa xeewi déedéet day ñëwaat gëstu leen bu baax a baax waaw léegi dama bëgg Moussa client ñoom ñëpp nañu ñëwaat ñu rangaloo ma xool Yama, ayama, ayama, yama, 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 ayama, 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 yama, 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 yama leen gënal. Ayama, 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 yama, 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 yama ko jël, yama, yama, oh yama, yama, yama. tey moom sax moom moo ñu jiitu fi nga xam ne moom mooy Louga moom mooy monsieur Ciss Mbaye bu ko defee mu joxe li nga xam ne moom mooy les lots des mèches Linda. mu nekk ki nga xam ne moom mooy représentant des mèches Linda tey ne wax naa leen ko sànq Dakar li muy taw wala tey yoon bi li muy taw yëpp monsieur Mbaye Ciss moom moo ñu jiitu fi nga xamante ne moom mooy Louga mu defaral ñu loo xamante ne liggéey boo xam ne ñun ñoo ko doon defaral suñu bopp mais donc li ñu def moom mooy remercier ko bu baax a baax tàccu leen ma Mbaye Ciss bu baax encore une fois de plus Mbaye Ciss tey nag ñëw nañ ci sa région ndax ko xam Louga mu xam ne yow Louga moom yow lañ ko parrainé donc ma bëggoon nga wax ñu tey loo gisee say impression par rapport ak sama coiffure Louga ak li nga xam ne la fay coiffeuse def ci kaw podium bi. waaw bonsoir Moussa ñu ngi leen di nuyu l'ensemble des coiffeurs yi nga xamante ne participer nañ ci sama coiffure di nga ko waxee sànq émission bi dafa xaw a spécial olof sax dinañ ne dafa xaw a awalaat dorme toujours et mention spéciale à Thiané bu ma ko nuyoo day mel ni nuyu nañ l'ensemble des artisans yi nga xamante ne nekk nañ fi parce que yaa ngi koy wax sànq ci sa prise de parole que ne partout où on est passé coiffeurs yi ñoo ñu dalal. mais pour vous dire qu'en fait c'est une famille les artisans c'est une famille bi ñu ñëwee tey on a eu Thiané mention spéciale à Thiané émission bi xaw a spéciale tuuti parce que Moussa tey deux ay professeurs dañ fi daje vous avez la formatrice madame Gueye qui est là partenaire moom mention spéciale parce que ñun bu ñu nekkee en partenariat avec Cefam c'est grâce à elle elle ménage aucun effort m'appelle me bouscule pour que partenariat bi dem defe naa fi mu nekk d'ailleurs ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble. Donc merci à madame Gueye et merci encore à Fatou defe naa Fatou dinaa ko jël ci yow dinañ ko jël parce que ce que j'ai vu tout à l'heure par rapport à la présentation merci encore une fois et di wax nag coiffeuse yi
que ñoom nit war nañ di ko delloo njukkal parce que les leçons yi nga xamante ne ñoom lañ fi jox sànq parce que dañ dégg ay jëwam tamit toutes les leçons yi nga xamante ne wax nañ ko fi yaa ngi koy wax ne en fait l'émission c'est très bien suivi c'est suivi par des professionnels te ñi ñuy xam ñun dans le monde de la coiffure xam nañ maintenant dans ce métier là ça fait maintenant 15 ans ñu ngi si kon xam nañ ci dara fépp puñ fi dem ñuy wax yëpp dañuy wax ne mu ngi teg affaire bi ci yoon loolu pour dire que ne donc tamit foofu tamit en conclusion pour ne pas aller trop loin Moussa yow mention spéciale parce que émission sama coiffure moom mu ngi koy wax sànq ñun buñ ci investir bien vrai que on peut dañ ci war a gagner mais buñ ci investir c'est pour revigorer la coiffure. merci kon maa ngi taxaw ak ma sœur mu nekk aussi professeur fii nga xamante ne moom mooy CFAM bu Louga comme ni nga ko faral di waxee au départ ci bi may tàmbali émission bi dama ne leen woon bi ñu ñëwee tey fii nga xamante moom mooy Louga sama coiffure spéciale la def parce que association des femmes coiffeuses d'habitude ñoo doon porter le projet ci région bëpp bu ñu mësoon a dem mais bii Louga ci spécial donc ñun li ñuy def moom mooy waa CFAM dañoo jox candidat waa CRETEF wala waa CFP ni ñu koy faral di woowee bu Mame Diarra madame Dieng ñoom aussi jox ñu candidat madame Thiané jox ñu candidate madame aussi Sophie Sall muy coordinatrice bu Doole Yaakaar nekk sama sœur aussi mu jox ñu candidate ma bëgg ñoom ñeent ñëpp ñu tàccu leen nag bu baax a baax a baax a baax parce que ñoom ñeent ñooñu ñoom ñoo jox ay candidates yi nga xamante ne tey ñoom ñoo def compétition bi nga xam ne moom mooy sama coiffure Louga mais nag madame Guèye mu ngi fii bu CFAM ñu jox ko kàddu mu wax li nga xam ne moom mooy impression am ci émission bi tey. asalaamaaleykum waa Louga maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di njëkkee remerciement bi ci madame Thiané ci dalal bi mu dalal waa émission bi ñoom Moussa ñëpp ñun ñëpp ñu fi teew. moo ñu dalal macha allah kontaan nañu trop si moom beneen remerciement bi maa ngi koy jox waa Linda ñoom mention spéciale Linda ndax comme ni ko Mbaye waxee léegi sama partenaire la day ñëw CFAM macha allah produit Linda moom zéro faute daf ñu yombalal liggéey bi lu ñu daan liggéey ci 1 heure de temps 30 minutes lañ koy def wala 25 sax vraiment. yombal nañu liggéey bi bu baax a baax suñuy élèves dañ koy utiliser te dinañ leen wax ne bu ñu demee ci salon yi ñu def la même chose donc ma ñëw nag ci concours bi comme ni ko ñëpp waxee rek c'est Louga qui gagne donc ku ci mën a gagner ci 7 coiffeuses yëpp nañu xam ne rek Louga moo gagné te ñeneen ñi ci des mën koo soutenir pour incha allah ñu mën a jël trophée bi à Dakar indi ko fii ci Louga waaw loolu lañu bëgg maa ngi gërëm nag sama mbokk coiffeuse yëpp macha allah bàyyiwuma kenn waa di gërëm madame Ba aussi maa ngi koy gërëm di ko sant ndax comme ni ko ñëpp waxee rek leçon la li muy def leçon la waaw mi ngi ciy jàngale xëy na ñun taxawuñ di wax mais moom li muy taxaw di wax yëpp ku waxal yàlla rek xam ne li muy wax yëpp da ko teg ci yoon waaw kon nag coiffeuse yëpp nañ ci jëlee waaw di ci jàngal parce que coiffure bi ñun ñoo ko mën a yëkkati jëmale ko ci kanam bàyyi perruque yi ñëwaat ci mèche yi ñëw ci greffage yi liggéey ci liggéey ju rafet. madame Thiané joxloo moom mooy joxloo wala duñ koy joxloo moom mooy jox madame Fatou Ballo waaw madame Thiané moom mooy suñu star du jour moom tey macha allah ci liggéeyam bu rafet vraiment kontaan ci moom bu baax a baax corona yàlla na dee yéen a fóonante loolu ñu tàccul ma leen bu baax s'il vous plaît. man damay ne madame Thiané dama am sax envie joxaat ko parole mais xam naa ne xolam fees na xam naa ne tamit vraiment contribuer mën a baax ci émission bi tey pour mu mën a nekk damay wax ne les autorités yi nekk ci région yi ñoom ñoo ñu mën a jàppale pour émission bi ñu mën ko indi ci région yi mën ko décentraliser parce que déplacer la télévision dans une région ça coûte trop cher waaw vraiment mais Linda def na ci li nga xam ne moom mooy wàllam mais damay ñaan tamit les autorités ñu def ci seen wàll bu baax a baax may remercier aussi sama papa monsieur Maguette Mbow bu président bu chambre de métier bu Dakar moom tamit tey émission bi jàpp na ci bu baax a baax pour que mu mën a nekk vraiment donc merci aussi à madame Dieng Mame Diarra merci aussi à Safiatou Sall coordinatrice bu Doole Yaakaar bu sama xarit Mansour Ndiaye. li may wax tout le temps su may joxe résultat yi moment bi laa gën a bañ ci émission bi commencement bi ba fu ne bëgg naa ko mais su ma ñëwee fii sama yaram dafay daw. parce que bu doon sama sago tey ñoom 7 candidates yi yëpp ñoom ñëpp dañuy dem Dakar pour finale bi waaye comme ni ma leen ko waxee compétition la foog mu am ku jël P am ku jël 2 am ku jël 3 li ko sama tata abi di waxee le fait de participer rek et de gagner parce que tey defaral nañ leen promotion boo xamante ne Sen TV ñëpp a koy seetaan ci àddina bi
ku leen gis tey ngeen génn ci émission bi mën na laajte seen salon ba ñëw fa ndax coiffure bi c'est de bouche à oreille noonu la métier bi di demee donc nag di leen encourager yéen ñëpp encore une fois di leen wax lii ma leen fi wax lépp du question soxor du dara dama leen di dolli rek pour beneen yoonatee ngeen bañ koo def du dëgg li ma leen waxoon dañ leen jox rez-de-côté ouvert ñu ne leen ngeen def coupe mi-long coupe mi-long dafa am fu mu commencé ak fu mu yem suñ la nee coupe mi-long nga dem def coupe carré waa est-ce que yow war nañ laa jox résultat ni ma leen ko waxee woon sànq da ngay gis koo xamante ne début bu baax la am damaa toog fee sama xol dafa metti parce que dama gis ñoo xamante ne seen début dama kontaan ci seen liggéey mais ñu ñëw ba ci fin bi ñu yàq liggéey bi yépp loolu lépp li ko waral mooy ñàkk gëstu bi ngeen xamante ne demu leen gëstu ji ko moo ko indi foog ngeen dem gëstu ji waat dem leen ngeen gëstu ji waat ni ma leen ko waxee tamit maa ngi joxe ay résultats mënuma ko ñàkk bañ a joxe mais su fekkoon ne dama topp charte yi ñu wax lépp kon du ma fi jox kenn P du ma fi jox kenn 2 du ma fi jox kenn 3 nañu waxante dëgg ñun dong ñoo fi nekk ñu bañ a naxante ndax kenn ku nekk ci yéen am na erreur boo xamante ne def na ko génnee nañ ko mais nag compétition la foog am ku jël premier am ku jël 2 am ku jël 3 ki jël premier yéen ñëpp na ngeen ko encourager xam ne région Louga moo gagné Louga mooy dem représenter ji Dakar donc su indee fii trophée bi pour yéen ñëpp la kiy gagné yéen ñëpp booloo leen mànkoo ngeen jàppale ko ni ma leen ko waxee woon ci début bi rang bi dafa seere de rang bi dafa seere trop Dakar la ma fa gis ah metti na de donc nag foog ngeen gëstu ki gagné bu fi jógee tey na dem gëstu ji moom tamit lii ma fi wax lépp parce que final bi du ñu wax de final bi wax amu fa parce que li ñu doon wax nañ ko ba pare donc nag gëstu ji leen ngeen bàyyi xel ci li ñu leen wax lépp donc ñu ñëw ci résultat yi numéro 5 moom moo jël 3e numéro 4 moom moo jël 2e merci amis téléspectateurs de la Sen TV lii mooy li nga xamante ne lañ leen jël si woon Louga gis ngeen li nga xamante ne moom mooy réalisation yi nga xamante ne coiffeuse Louga yi réalisé nañ ko gis ngeen aussi li nga xamante ne moom mooy kaddu yi nga xamante ne la marraine du jour muy madame Thiané Khoule borom Boussa Bali Couture wax yi mu wax yu rafet yi mu wax di remercier képp koo xamante ne jàpp nga ci sama coiffure bu Louga ñu leen di jox rendez-vous dimanche prochain bii paa nag spécial lay doon xam ngeen ndax lan du ñuy dem dëkk président de la république du ñuy dem fi nga xam ne moom mooy Fatick waa Fatick xaar leen ñu dimanche bii di ñëw yéen a aye merci beaucoup et à la prochaine fois. Chéri bu dee jaar xoolal yow bu dee jooy ko jox lu ko gën a neex li ko gën a neex chéri bu lay xool yow bu lay xool ko wax li ko gën a neex boole ci nekk ayo bébé